caay fën parce que fédération Kajoor Jànkeen ku ko wax caay fën ndax lépp li ñuy liggéey jëm ci protection de l'enfant ci ñoom lay jógee ñëw ci ñun àgg ci askan wi bu loolu weesoo ñi ngi nuyu ki nga xamante ni mooy la représentante de l'IA ndax njàng mi fii ci biir Thiès ñoom ñoo ko jiite bu loolu weesoo ñi ngi dalal yenn autorités yi nga xamante ni ñi ngi dépendre ci IA muy ñi ma bokkal service ñu gën koo xam ci Thiès ville te Arfan jiite ko tey sama kilifa di Matar Fall di inspecteur à l'IAF jiite délégation ànd teeg ku ñuy wax Absa Ndiaye bi nga xamante ni mooy secrétaire particulier u IAF bi ak ki nga xamante ni Wëlti Gueye moo yor approche genre ci IAF ba bu loolu weesoo ñi ngi dalal ñi nga xamante ni ñooy samay naataango président yi nekk ci association yi parce que tey jii nii ils ont porté leur choix ci man pour la coordination de toutes les actions de la fédération Kajoor Jànkeen du ma fi toog di limaat parce que d'abord dañoo waroon a jéggalu ci heure bi nga xamante ni ci la ñu commencé parce que 10 heures la ñu waxoon nit ñi te am na ñoo xam ne boobu ba léegi ñi ngi fi donc 12 associations yi nga xamante ni ñoom ñoo fédéré indi Kajoor Jànkeen ñi ngi leen di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy les mobilisateurs communautaires parce que ñoom ñoo dox suñu diggante ak L technique bi nga xamante ni le manager Alioune Dieng moo ko jiite ndax fédération Kajoor Jànkeen ñaari pàcc la dafa am ñu fi toogal L technique bi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor liggéey bi ak ñi nga xamante ni ñooy population bi bu ñu waxee population bi wax président yi ak PCA bi mais bu ñu waxee L technique bi wax ki nga xamante ni mooy manager bi di Alioune Dieng ak ñi muy liggéeya ndool ñu gën cee ràññee chargé de programme yi muy Cheikh Sow bi ñu introduire ak Ma Anta Badiane bi toog ci sama ginnaaw mais loolu lépp su mënee nekk comme ni ma ko waxee mobilisateur communautaire yi ñoom ñoo ko waral parce que boo dee xool ñoom ñoo gën a xarañ ci liggéey bi ndax ñoom la xale yi xam ñoom la population yi di xam ñu leen di jaajëfal aussi ci seen liggéey maintenant nag la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ce n'est rien d'autre qu'un don qui nous va droit au cœur. Pourquoi? Parce que c'est un don de vélo, de 40 vélos pour un premier jet bu benn association bu ñu tuddee action de soutien à l'enfant démuni te ñëpp xam nañ ne la raison d'être de Kajoor Jànkeen c'est la protection des droits de l'enfant te ku wax protection des droits de l'enfant wax ce que la nation a de plus cher, cette humanité en fleurs. Donc ku jox suñuy xale ñu fonk la donc à l'action de soutien à l'enfant démuni bi nga xamante ni Suisse la basé xalaat xale yi nga xamante ni ñi ngi en Afrique particulièrement au Sénégal ñëw ba Kajoor Jànkeen jébbal leen loolu nous leur faisons mention honorable. Donc ma ñëw tuuti ci xale yi geste bii nga xamante ni moom la ASET def jëmale ko ci suñuy xale dafa am njeexital buñ ciy xaar njeexital bi mooy lan bëri na suñuy doom yoo xamante ni dañuy génn école. Pourquoi? Parce que distance bi ñuy dox pour dem école bu ñu ñëwee dinañ sonn yenn saa yi lekk sax doo ko tal leçon doo ko tal a jàng ba finalement école da lay dégoûter donc tey bu ñu jëlee ay vélo yëkkati ko jox ko suñu xale yi jeexital biñ ciy xaar mooy des rendements scolaires plausibles loolu la ñuy xaar ci xale yi donc yéen xale yi message bi ñu leen di envoyer mooy tey amatu leen benn raison pour mën a indil seeni parents yi ay résultats yoo xamante ni du li ñuy xaar ci yéen vélo yi nag buñ leen ko joxee waxuñu leen fu ñu tourner fekk leen ci mbedd mi ngeen di dawal ak loolu éviter leen ko parce que circulation ak xale corne sax mën na laa tiital jàpp leen ni vélo yi dañ leen koo jox
pour que vous puissiez les utiliser à bon escient. À bon escient mooy lan suñ leen ko joxee budul farata bu leen ko génne di leen ko dawal jël leen ko pour jàngi jàng boobu ñu leen di tax ñu jox leen vélo yi nag ay résultats yu baax a baax la ñuy xaar ci yéen ndax am na en Afrique et particulièrement au Sénégal seeni moroom yoo xamante ni tey buñ ko amoon duñu waxati dara ndax groupe gii ñu yor di leen dimbali dañ cee ñaan yàlla am ci ay kilifa ëllëg ministre mën na cee génn président mën na cee génn lépp mën na cee génn parce que dafa am benn boroom xam-xam bu wax ni moom su tiimee xale dafa am ñaari sentiment yu koy animé ñaari sentiment yi benn sentiment bi sentiment de tendresse la pour li mu doon xale beneen sentiment bi sentiment de respect la ndax la muy doon ëllëg donc xale ku ko fonkuloo yàlla parce que li yàlla gën a fonk xale ca la bokk bëgguma guddal discours bi trop mu doon message boo xamantoon naa ni bëggoon naa ngeen intérioriser ko ñuy ñaan yàlla aussi parents yi jàppale ñu ci loolu te gën a jàpp ci fédération Kajoor Jànkeen gën koo jege parce que toute sa raison d'être c'est le bien-être des enfants je vous remercie. santaat yàlla bu baax a baax bim ñu boolee tey fii ñu defaat beneen remise ay vélo ci li nga xamee ne que nii moom mooy ay xale yoo xamee ne que ni ay élèves lañu. Il est bon de préciser cela aussi ñu xam ne ay xale la ñuy jox vélo te xale yi ñu koy jox aussi ay élèves lañu. ñi ngi nuyu ñëpp nag ñi nga xam ne ñoo fi teew ñu bañ a jaaraat fi président jaar ndax président bu xasee ba nuyoo yóbbaale nañu ñun ñëpp géew mais damay ñëw juste rek ci essentiel bi. Normalement ce discours bi dañ ko waroon tenir en français ndax c'est des élèves mais nekk nañu ci askan boo xam ne ak culture boo xam ne aussi message bi ñuy bëgg mu jàll la plupart dañuy préférer di ko wax ci làkk bi nga xamee ne que moom la ñuy làkk pour nit ñi mën ko yóbbaale rawatina nag les parents d'élèves yi nga xamee ne ñoom ñoo fi ne. bërki démb rek maa ngi ciy discuter ak li nga xamee ne que mooy suñuy partenaires privilégiés yi. muy Child Fund pour wax ni léegi sax dem na ba nga xamee ne que ni dañu ne bu ñuy def reportage wala leneen nañ ko wax ci làkku askan bi ndax ñoom ñu dégg bu baax li ñuy wax lan la suñu paree ñun ñu mën ko traduire ci ni ñu koy bëggee su dee en anglais la wala en français ñu jox ko suñuy bailleur ndax xam nañ ni niveau yi fi nekk aussi bu ñu ko waxoon en français ñi ci bëri dinañ ko capter donc damay jaajëfal ñi nga xamee ne que ñoo fi wuyu si tey mais aussi di wax ni baax na ñu camper un peu débat bi par rapport ak ki nga xamee ne moo waral joxe vélo yi amoon nañ fi à travers notre partenaire privilégié muy Child Fund lu mat bu njëkk bi 90 vélo beneen bi 120 vélo yi ñu joxoon ay xale mais président heureusement ba am na loo ci brossé ci wàllu résultat yi vélo yooyu ba ñu ko joxee ba léegi bailleur bi mi ngi ñuy laaj résultat yi ñi ngi suivre ba tey rek dégg nañ ci ñenn ñi ñu wax ni sax am nañu BFM ci ñi ñu joxoon vélo yi parce que vélo yi bañ ñu koy jox dafa amoon condition bi ñu tegaloon mooy est-ce que bu ñu leen joxee ngeen jënd ay vélo dina améliorer li nga xam ne mooy performance scolaire xale yi loolu rek la ñuy joxee vélo yi amoon ay xale yoo xamee ne que nii dëkkoon nañu ci ay béréb yu sori yoo xamee ne que bu ñu daan ñëw duñu mën a ñibbi pour añ ñi jàng si waat suñu ko defee dañuy rater cours yi ñu ne nañ leen dimbali ñu réduire li nga xamee ne que nii moom mooy trajet bi pour que mu impacter ci résultat xale yi loolu baax na képp ku fi waajuru xale nga xam ni vélo bi joxuñu la ko pour que ñi ci yónni ci kër gi joxuñu la ko pour que xale bi bu dul jàngiwul mu war ko yor dem foofu di ko louer ci biir fii gis nañ fi ñoo xamee ne loolu mooy seen liggéey di louer ay vélo wala seen mag jël ko di ko foowee di ci dem ay course ba bu yàq duñ ko mën a réparer
loolu baax na ci. Cheikh wax na ci beneen fànn bi aussi ci wàllu sécurité routière bi. xale yi bu ñu leen bàyyee ñuy taxawaalu ak vélo yi oto yi ñoo nekk ci tali yi kon parents yi war nañu farluwaat ci loolu. formation bi ñu leen di defal aussi dina leen permettre ñoom ñu nga xamee ne que ay xale lañu ñu mën a xam lan la ñuy moytoo ci anam yu basique yoo xamee ne que dina leen permettre ñoom ñu xam fu ñuy moytoo oto ak fu ñu war a daw ak ainsi de suite. loolu dama ko bëggoon sànni ci wàllu lan moo tax ñuy am vélo yi. duñu mën a aussi continuer suñu discours di ko wax te waxuñu li nga xamee ne que ni moom moo tax ki ñu jox vélo yi tey mu gis ñu ràññee ñu. parce que dañu fi nekk di liggéey avec un partenaire bu ñuy tuddee Child Fund muy suñu partenaire privilégié li ci ëpp ci financement ñi di ñu ko jox. ci loolu liggéey boobu ñuy ràññee di ràññee ba la ñu jékki-jékki kenn koo xamee ne que ni Thiès la nekkoon amoon contact ak ñi nga xamee ne moom mooy ACED daal di ñu mettre ñi en relation ak ñoom. ndaw si mi ngi woon Sénégal mu ñëw fi ñu def fi ay fan gise fi ñu won ko lépp li nga xamee ne que ni dañ ko doon liggéey ci wàllu éducation. parce que baax na ñu xam aussi ñoom ba ñuy ñëw projet yi ñu leen tegaloon yëpp dañ ne ñoom dañuy yëngatu ci wàllu éducation te lu leen gënaloon mooy ñu wan leen lan la ñuy def ci éducation. yàlla dogal ñu nekk ak ñoom lu toll ak 3 jours wan leen la ñuy def ñu ne ñu kon yónnee leen ñu ay projet ñu jéem a xool nan la ñuy lëkkaloo ak yéen pour jàppale leen. loolu aussi baax na nit ñi xam ko mais kon bu ñu liggéeyul woon ay résultats ak suñu bailleur kon xëy na tey loolu moom duñu gis ba ràññeen ñu am ak ñoom nag li ñuy wax lëkkaloo ak ay contrat yu leer yoo xamee ne que ni ñoom taxaw nañu pour que Kajoor Jànken nekk seen représentant fii ci Sénégal pour doxal lépp loo xamee ne que programme bu ñu bëgg a teg la parce que nekk nañu un petit peu sur la sous-région. am na leneen loo xam ne aussi wax nañ ma ko ni ñoom mësoon nañu nekk fii Sénégal wax nañ ma ni dinañu doon am ñuy jógee ci seen dëkk di ñëw di may suñu étudiants yi à l'université cours ñooñu dëkk ba ñu ne muy ACED dëkk ba ñu ne Suisse la à Genève la ñu basé wu mais li ñu leen intéressé mooy nan la njàng xale yi di demee ci kanam nan la structure scolaire yi mën a taxaw ba fonctionnel nan la ñu mën a améliorer les conditions d'apprentissage mais aussi les conditions d'hygiène xale yi ci école yi. dañuy soog a tàmbali ak ñoom jox nañ leen lu toll ci juróom-ñaari projet ñu ne ñi buy gën a tuuti moom lañ ñuy jagleel pour l'instant parce que dañoo bees mu nekk un projet de 21 millions ñu ne ñu nag yéen contribuer leen ci 21 millions yi 600 000 francs CFA noonu la contrat ba demee ñu ne ñu 200 vélos la ñuy jënd 200 vélos yi ñuy jënd naam ndax dañ ñu koy jox benn yoon wala ñoom dañuy def seeni fonds lu fi ñëw ñu jox ñu ne ñun nañu bàyyi comme ñi ngi def collecte de fonds d'ici quelque temps pour que ñu joxe ko yàlla dogal Covid bi ñëw bi Covid bi ñëwee ñu ne mbir yi dafa ralenti mais ñoom comme jotoon nañu collecter lu doy ci 40 vélos mu des 60 vélos dinañ ko yónnee ñu mën ko joxe dans un premier jet. ça veut dire que am na 200 vélos yoo xam ne moom la ñu signé ak ñoom contrat bu waxtu wa nu ñu koy jotee ci ñoom collecte bi ñuy def dinañ ñu ko jébbal ñun ñu mën ko jox li nga xamee ne que ni moom mooy les élèves mais aussi élèves yi ñu ko war a jox mën nañ ko jël ci ay charte yoo xamee ne que ay élèves yoo xamee ne que ne distance ba sori na seen kër bi ñu dëkk ak distance école ba sori na mais aussi mën nañu xool élèves yoo xam ne que seen résultats yi dafa baax ñu jox leen vélo yi pour que ñu mën a susciter ñeneen ñi nga xam ne amuñu résultat pour ñu jàng bu baax. ACED nag moom wax na ko léegi association la boo xamee ne dafay dimbali ay xale yu démunis c'est-à-dire xale yoo xam ne que ni surtout des jeunes yu seen loxo seen famille seen loxo jotul seen ginnaaw par rapport à l'éducation. loolu mooy li nga xamee ne que moom mooy association ba action la ñuy def moo tax affaire mbir mi tudd action
de soutien à l'enfance démunie mais ñoom association lañu loolu aussi bëggoon naa ñu ràññee ko bu baax a baax li ci am solo nag aussi mooy fii président di terminer sànq mooy buñ ci amul ay résultats xëy na sa deuxième vague bi du ñëw baax na kon la ñu njëkkoon joxe avec Child Fund ñu ngi koy càmbar mais résultats yi des na mais ñeneen ñi nga xamee ne que ni aussi mooy projet bi ñi koy soog a débuté bëgg nañu wax dëgg yàlla suñu sañoon bu ñuy rendre compte bailleur bi dina fekk boobu juróom-ñaar yi ñuy joxe woon yëpp ñu ne ñu yéen ni ngeen ko déroulé baax na ngeen ko def raison pour laquelle ñoom affaire organisation yi ak yéen yi ci bëri seen yoon nekku ci mais ñoom dimbali nañ ñu li xew ci jamono nag mooy nit ñi nañuy comprendre ni fi ñu jëmi mooy suñu amee loo xamee ne que ni dinañ ko joxe ngir yàlla bu beneen yoonee ñi ñuy jox faaw ñu am contribution jamono changé na xaalis bi ñi ñu ko doon jox am na lu leen dab xaalis bi manqué na suñuy joxeeti leneen loo xamee ne que ni lu bokkul ak 200 vélos yi la prochaine fois il faut parents yi aussi préparer ñoom aussi ñu xam dinañ ne lii am nañ ko dugal ko ci loolu laa amoon ci li may xaw a leeral ndax xam naa ni bëgguñu guddal ci li nga xamee ne que moom mooy tey cérémonie bi xew fii ci loolu ñu wax ko ci olof noonu suñu paree ñun li ci ko tënk ci seen waa Kajoor Jànqeen di remercier aussi les responsables qui sont là ñi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di remercier commencé ci autorité administrative yi teg ci ñi nga xam ne ñooy membre fédération bi le président di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci association yi ak waa Kajoor Jànqeen manager chef de programme ak superviseur. Donc man dama ñëw représenter Child Fund tey normalement le directeur des opérations intérimaire Moussa Diallo moo waroon ñëw mais il est empêché man maa ñëw tey kon taxawal Child Fund man je m'appelle Gallo Cissé maa ngi nekk fii comme coordinateur programme de renforcement de la nutrition à Thiès. di rafetlu nag bu baax a baax jataay bi parce que ñun ak Kajoor Jànqeen comme li wolof di wax naan diggante altine ak talaata la bis xeju ci donc bu doon ba nu àndee yàgg na te ba nuy ànd ba léegi ci ànd bu rafet la ñuy ànd donc loolu xanaa kay dañuy ñaan yàlla gën noo jàppale ba sunu ànd bi ñu am ci ay résultats yoo xam ne dana raw sunu njort ñun amuñu lu dul lu rafet rek lañu seq ak ñoom moom la ñuy gis liggéey bi aussi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax li ci des xam naa wax tey du yomb parce que li fi jar a wax nañ ko man l'essentiel gars yi du ñëw di yedd xale yi ak di leen ñaax man nag j'ai confiance aux enfants moi je sais que ces enfants là ñoom ñëpp dañuy am ay moyens yu baax je sais que ñoom xam nañu li leen defal et je sais que en fin d'année bu ngeen defee évaluation vous trouverez des enfants yoo xam ne ku ci nekk sa moyenne dina dépasser 14 ou 15 donc man yéen laa faral te je sais que li ñu bëgg ci yéen da ngeen ko def parce que parmi vous am na tey président de la république sax mën na cee génn ku nekk mën na cee génn kon nag ñun li ñuy soxal rek mooy xale bi ñu modeler ko ba nga xam ne il sera un adulte responsable donc loolu aussi ñu ngi ci gërëm vraiment Kajoor Jànqeen bi nga xam ni depuis lors dans le cadre de la protection teguwuñu seen tànk donc bravo à Kajoor Jànqeen bravo aux différentes associations affiliées et merci beaucoup maa ngi leen di gërëm bu baax leen sant wa salaam jërë ngeen jëf. Chères mesdames, chers enfants, je m'appelle Madame Ndour Abindjetch. Je suis la chargée du partenariat à l'inspection d'académie de Thiès. Je suis là aujourd'hui au nom de l'inspecteur d'académie, Papa Baba Diassé, empêché, mais qui aurait bien voulu être là, présent à cette activité. Par ma voix, recevez les salutations de l'inspecteur d'académie. L'IA vous remercie d'avoir bien voulu l'associer à cet événement. Il vous remercie, vous et votre partenaire, l'association de soutien à l'enfance démunie, AZ, pour votre accompagnement sans faille dans la gestion du système éducatif. Ce geste de très haute portée recoupe parfaitement un de nos objectifs qui est l'amélioration des performances scolaires en facilitant l'accessibilité des élèves vers leur lieu d'études. Encore une fois, à vous et à l'ACET, à Child Fund, pour cette belle initiative, l'IA vous dit encore merci. Nous vous réitérons encore une fois notre engagement à vous accompagner
dans tous les projets qui concernent l'éducation et la formation. Merci beaucoup. ma wax ko ci tuuti ci wolof rek nekk tey man maay madame Ndour iya papa Baba Diassé tey bëggoon fee teew trop mais am lu ko gàllankoor mu yónni ma ñëwal ko fi di yóbbante ma nag ay nuyo ci fédération Kajoor Jànken bi nga xam ni partenaire am la Child Fund ak tey ji di remercier partenaire bi nga xamante ni mooy liggéeyandoo ak ñoom ñaar action de soutien à l'enfance démunie bi nga xamante ni tey ni ko président waxee jàppale élèves yi ci maanaam seen transport pour ñu dem ci seen école muy ay vélo di 200 vélos tey ñu réceptionné 40 yi nga xamante ni dañ ko war a jox pour une première fois élèves yi loolu nag jàppale boobu boo gisee ñu def ko ci éducation tey jii dafa nekk loo xam ne wareefu sax suñu autorités yi la waaye tout le temps dañuy wax na communauté bi ak fédération yeeg association ONG yi ñëpp ñu jàppandoo pour suñu jàngu doom yi tey jii lii ñu def day xeex déjà niñ ko waxee retard yi mu ngi xeex aussi ci bañ a jàng bi mu ngi xeex aussi ci coono gi nga xamante ne xale yi dañ koy daj ci bërëb yi nga xamante ni jàng bi dafa sori ak seen dëkkuwaay donc tey jii lii ñu def maanaam dañuy bëgg pour xale yi am ay résultats looloo tax ñu jagleel leen vélo yi niñ ko waxee nag am na ay messages yu fi jot a wadd ñuy ñaax xale yi ne leen lii ñu leen jox pour ngeen jëfandikoo ko pour seen résultat scolaire gën a mun a baax donc saafara seen jafe-jafe moo tax ñu indi ko foog naa ni tey niñ ko waxee di ngeen ko utiliser ba nga xamante ni loolu ngeen doon jànkonteel dina wàññeeku di ngeen mën a jàng bu baax a baax te pour loolu aussi ñu ngi xaar ngeen am résultat pour wane ni ñi leen ko may juumuñu donc loolu laa amoon lu ma ciy wax di jaajëfal ñëpp di remercier encore une fois partenaire bi di remercier fédération Kajoor Jànken bi nga xam ne suñu partenaire la te wax dëgg yàlla chaque jour mu jàpp ci éducation bi merci beaucoup. yaaram di rafetlu jataay bi kenn ku ci nekk ñi ngi lay ñaanal bépp wér gi bépp jagadi boo fi indi yal na ko yàlla saafara bon xale yi nga xam ni ñoo fi nekk xale yi liggéey ci wax yal na ko yàlla àggale ndaxte dafa am benn mag mu ni boo nee gune da nga ni ku nekk parce que xale mën na doon ku nekk mais xale bi dafa am fu muy toll foo nga xam ni parent bi ngeen wax moom mooy yore ay responsabilité parce que kenn ku ci nekk bu tabaski jubsee yaa nga jël sa benn xar di ci defar di investir wala nga dem ci commerce bi wala nga dem ci leneen lu mel noonu mais man pour ma dama yaakaar ni investissement xale moo ci ëpp solo parce que xale bi nga jël mu doon xale bu ndaw bu xamagul dara nga jël sa xaalis di def ci moom pour ëllëg mu mën a doon leneen ba nga xam ne fu mu tax a wax ñu xam ni kii ci boppam def nañ ci moom boobu investissement dama ragal ni kenn du ko perte parce que dina jariñ askan wi dina jariñ àdduna bi parce que tey ñi taxaw fii di wax seeni parents ba leen di préparé xëy na kenn ku ci nekk am nga yéene waaye bari na ñu leen formé loon doon bon li ngeen taxaw fii di wax ba gën nañ ñooñu taxaw fii di ko wax kon nag olof dafa am lu wax mu ne am ko tax xamoo ko ñàkk ko tax xam ko sax moo ko gën ba tax na parents yi ñun ñoo ci ëpp solo maa ngi dégg Cheikh sànq mu wax mu ni vélo yi nga xam ni moom lañ ëkkati jox ko xale yi doonul vélo pour fawukaay mais loolu man xam naa ci dara parce que man fa ma dëkk loolu def ci am parce que xale yi da ngay gis ñu jël vélo yi nekk ci tali yi di course di dàqante chaque jour nga gis ko démonter roue vélo dal di dem ci kii mu defaral ko ñëw fii monté waat ainsi de suite xam nga loolu taxul vélo yu jug parent bi buñ ko joxee vélo bi mu ànd xale bi bu demee ci kër ga li wax ni na ko farata di tax di jug ñun xam na luy farata ak lu dul farata xale bi bu poussé vélo bi génn ko nga ni ko foo ko jëmee mu ni damay dem tali ba nga ni ko dellool vélo bi ci biir bu fekkante ni jàngi jot na nga ni ko demal nga jël vélo bi nga dem jàngi bu ñëwee nga jëlaat vélo bi nga tëj ko
loolu dama ragal ni parent bu nekk mën na ko parce que xale bu tollee ci foofu du xam lu koy lor mais parent bi xam na li koy lor parents yi ñu ñëw ci bon kii responsabilité yëpp ñun la maa ngi jégalu nag ci cadre bi ma yëkkati